mais man li ma bëggoon laaj lu tuuti la rek xam naa temps bi je sais pas ndax permettre ñu ko. permettre nañu ko mais vie nee na jeex na ma jeex na waaw kon dama ko bon qu'une bisou et puis dinaa ko wax bijou mu laajal ma la ko après. vie nee na jeex na Mado yow sax dañuy jàll ci yow directement ndax li nga indi tamit am na solo. da nga indi nag produit boo xamante ne foog naa ne am na njëriñ lool muy nature sésame. exactement waaw tey nag dama leen demaloon seeti leen boutique bi nga xamante ne moo tudd vie naturelle vie naturelle nag dafa jóg te ngir jàppale li nga xamante ne moo di soxna yi ngir ñu mën a yokk seen taar. balaa ma ci gën a xuus dañu dem jàll xool li ma leen indil bu ñu ñëwaatee gën cee mën a waxtaan. nañu am lunette yeeg yooyu lii boo koy utiliser te déjà non seulement dina dindi sa lunettes yi deux dina la aider contre rayons solaires yi lii savon la saabu bu baax ci yaram aussi ma ne ko saabu bu baax ci yaram te gis naa sa loxo yi aussi am nañu problème pour sa loxo yi sa loxo yi yii nii am na ay affaire donc lii moo koy faj sérum bi waaw sérum bi dafa baax ci moo koy dindi ba mu set sérum finition bi. loxo rek la yem wala. waaw loxo yeeg. conc yeeg lépp daal. kon daal vie naturelle daal ku fi ñëw sa aju fa. waaw vie naturelle dañu on est là pour tout le monde ku fi ñëw moom vraiment da ngay kontaan rek nga fiy jëlee. bëgg naa nag nga defal ma sama mbuus ma raagul ndànk nag. jaajëfal naa la soxna si kon daal lii mooy vie naturelle. waaw lii mooy vie naturelle d'accord naa fi xamee ñu xees ñu xeere ak ñu bëgg def seen bopp naar. d'accord dinañu neex trop gisaat la. jigéen ñi lu bees ñëw na ngir rafetal seen yaram foo leen ko mën a amee xanaa fecc vie naturelle Sacré-Cœur 3 Villa 99 82 téléphone bi di 77 081 35 82 wala 77 196 84 97 vie naturelle yegsi na ngir yokk seen taar ak xeetu produit yi seen yaram dina nes na si vie naturelle daal yéex naa egsi. waaw Kebs Thiam comme ni ngeen ko gisee dama leen demoon fi nga xamante ne moo di vie naturelle vie naturelle nag li ko yitteel wax dëgg fa yàlla mooy jàppale li nga xamante ne mooy soxna yi pour ñu mun a am éclat ci seen yaram parce que ñu bare dañu naan xees mais il faut que ñu préciser que xees rafet du xees lan mooy rafetal yaram mooy yaram bi nga xamante ne donc dafay war a am éclat li ngeen gis ni yëpp daanaka moom mooy gamme bi gamme bi nag dafa composé de deux gammes daanaka dafa am benn gamme boo xamante ne tu dois l'utiliser le matin ak beneen gamme boo xamante ne donc war a utiliser pour le soir gamme bi nag base gamme bi yëpp c'est benn produit gommant la base bi yëpp gommage la dafa am benn gommage boo xamante ne da nga koy utiliser pour li nga xamante ne moom moo di sa yaram am na benn lotion gommante boo xamante ne da nga koy utiliser pour li nga xamante ne moo di sa kanam ak vraiment crème boo xamante ne da nga koy utiliser une crème boo xamante ne c'est à base de collagène bi nga xamante ne moom moo lay may pour sa yaram bi nga sa yaram dina mën a am éclat ils ont aussi fait li nga xamante ne une lotion bi mooy lotion anti-fard lotion bi da nga koy permettre lii mooy lotion yi nga xamante ne da nga koy utiliser le matin ànd ak bi nga xamante ne moo di lotion ba nga c'est à base de collagène collagène ku ko dégg xam nga ko collagène parce que ça te permet non seulement dafay rajeunir li nga xamante ne mooy sa yaram dina ko may li nga xamante ne aussi moom mooy am éclat pour sa yaram te vraiment dina ko raffermir et tout lotion fard bi tamit ça da nga koy utiliser li nga xamante ne mooy sa kanam parce que ñu bare comme naaj bi dafa tàng boo xëyee di diw mën na la indil ay problème wala ay lakk-lakk donc li nga xamante ne mooy lotion fard bi moom ngay jël rek utiliser ko te du aaju li nga xamante ne mooy diw sa kanam donc lii mooy les gammes yi nga xam lii mooy la lotion la crème de finition mooy moo waral sax boo leen gisee kii di Victorine je lui fais un coucou d'ailleurs mais ki nga xamante ne moo di Nicole moom lay utiliser ci loxoom parce que ñu bare dañuy diw am ay problèmes yoo xamante ne ay taches la au niveau des mains lii bés boo ko utiliser dina dindi lépp loo xamante ne mooy tache noire yii nag moom mooy gamme bi nga xamante ne mooy les gammes pour le soir gamme bi lii mooy savon bi c'est un savon gommant savon bi daanaka boo ko jëlee gommant la ba pare dafa mel ni lu am masque aussi lu tax ñu naan un savon gommant parce que day permettre dindi lépp loo xamante ne der bu dee la ci sa yaram impureté
impureté voilà yi am ci sa yaram boo ko jëlee da nga koy utiliser li nga xamante ne moom moo di benn 3 minutes benn 5 minutes wala à 15 minutes boo paree nga jël sa gant ils ont conçu aussi un gant spécial gant pour hammam nga xamante ne moom ngay sangoo boo ko defee dina tax lépp loo xamante ne moo peau morte da koy ibbi ba pare dina ibbi pores yi boo ibbee pores yi dina permettre li nga xamante ne moo di diw bi nga war a utiliser toujours le soir produit bi mun a dugg bu duggee bu baax may la li nga xamante ne moo di éclat waaye teewul it c'est vrai que indi nañ benn lotion pour kanam le matin mais indil nañ aussi benn lait benn pommade boo xamante ne c'est pour le soir nga war ko utiliser pour li nga xamante ne moo di sa kanam donc c'est une gamme boo xamante ne c'est fait pour le soir et une gamme pour le matin am nañ yeneen yoo xamante ne egsiwul ci plateau bi li nga lu mel ni ay masque pour les boutons parce que bouton sonal na doomu aadama ak li nga xamante ne aussi mooy anti-vergeture te loolu aussi soxal na bu baax donc pour tënk yëpp vie naturelle boutique bu bees tàkk la soog a juddu ci Sénégal waaye buur ngir mun a jàppale li nga xamante ne moo di soxna yi ngir ñu mun a am éclat ci seen yaram produit bi nag génne wuñ ko pour ku xees kese dañ ko génnee pour ku ñuul pour ku xees pour ku marron ba ci naar parce que dafa commencer de numéro 1 ba li nga xamante ne moo di numéro 5 di ko tëjee ak peau diamant tous les types de peau voilà donc c'est pour tout type de peau ça c'est une très bonne question yow mi ñuul boo fa demee sax di nga fa mën a gis sa bopp ndax am na ay conseillères d'image yu fa nekk dinañ la jox ay li nga xamante ne tegtal yi nga xamante ne di nga ko war a mën a utiliser pour sa yaram mun a naayi bu baax donc vraiment ñoom seen concept mooy pour dimbali nit yi vu que fii climat bi dafa xaw a compliqué tàngoor bi jot na te teneur en calcaire bi nga xamante ne moo am ci ndox dafa bare donc génnee nañ gamme bu bees tàkk boo xamante ne dina dimbali képp koo xamante ne soxna nga di ko utiliser ngir sa yaram am éclat te ku weddi laaj bi nag mun nga laaj ki nga xamante ne moo di Aïssatou Diop Fall ndax moom ci bii lay dox man sax daanaka Astel laa koy tuddee mais Aïssatou naa la wax benn affaire maa ngi koy nuyu parce que mi ngi seetaan Aïssatou ma copine da te fay un coucou maa ngi lay nuyu di nuyu maman bu baax ngeen di waxtaan daal waaw kon nag comme ni ma ko wax man sax daanaka nee naa la keps man tuddeetuma ko Aïssatou Diop Astel nga ko tuddee Astel laa ko tuddee ndax temps bi macha allah relooking bu mu def mais ma da yow moom ngay di dox na waaw man moom fan yi ci laa nekk moo tax teega yow c'est que damay dem di jooy ci tata di gën naan ko maman dama ñuul dama bëggee mu ne c'est ma bon cey Mado mu boole maag ñi nga vieux nee na xaalis bi mat na cey vieux yow la yow sax defe naa war nga ci jël benn gamme rek ndax nga am éclat mun ñoo may jàmm en tout cas vraiment lii laa leen indiloon et vraiment juste pour dire que le slogan de vie naturelle mooy avec les produits de vie naturelle toute femme peut faire rêver waaye yow dégg nga Mado fi mu fël xam nga lu ma bëgg c'est que dama leen di diw bër bëgg ñu jox leen gamme parce que bu ma fi jógee mooy dëgg de dinañ ma laaj gamme neel Victorine su bëggee wax ji gën a neex daal nañu gamme yi fekk si jeex na tàkk ñu chaque matin ñu bombardé ko ñoom déggal nañ ko seen bopp Kebs Bijou ak Fati seen gamme da ñëw ci biir si dégg la moom nga xam ne ci teel a yëngu jërëjëf Mado li nga andi comme tous les lundis am na solo yaakaar nañ ne dina jëriñ téléspectateurs yi seetaan rawatina nag jigéen ñi bëgg am teint bu yemb kon kontaan nañ ci li nga xam ne moom nga andi tey ci yeewu leen ñu jàll nag ci li nga xam ne moom moo di revue de la presse ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye dellu si waat ci plateau yeewu leen bu leen bouger ndax am na yu neex yu des yoo xam ne dafa war a ñëw moom jërë ngeen jëf lamb ju ne gis nañu ko ci réew mi lamb ju nekk am na Sénégal waaye lambi démb ji diggante Gris Bordeaux ak Modou Lo lamb la ci lamb yi mboolem yéen kay ñu xëyandool xëy ci dikk ak ñun ñu doore ko observateur nañu yëf yu gudd gàtt daal démb ci dimanche ji moom un dimanche à l'eau la maanaam saful xorom saful suukar kenn xamul lu combat bi di niro Gris Bordeaux ci xët mu njëkk yéen kay bi di observateur ay kàddoo nga fa moom gonek Fass gi di xamle ne la tax mënu woon jàpp Modou Lo la tax bu laalee xarañ rek mu roccee ko mooy Modou Lo dafa diwu woon ba niin bann fu mu ko jàpp du ko mën a jot ba tey ci observateur yéen kay bi nañu waa Fass ñi ngi ñaawlu arbitrage beeg nañu doxalee ndax nee nañu lii di avertissement yu bari yi teguñu ko fenn ba tax na tey jii danañu jébbal ab recours ngir leeral yëf yi Modou Lo ba tey ay kàddoom ci observateur nee na moom ba ñu ne juróomi fan a des ci combat bi faar gi ci boppam moo doon metti bu daan jug dañ koy may loxo demoon na sax ba ne du bëre mu di boobile combat bi ba tey benn yéenekaay bu ca dikk di laas moom tënk wax ji ci ne déception la yaakaar ju tas la amateurs yi toog doon xaar combat am
ñu toog dóorante raak ba naaw bëre ba tëb ndekete loolu lépp amu ci ba ñu dajee ca face à face muy Modou di Gris Bordeaux ku dàqa wax sa morom nga ne kii la ndekke la ñu doon wax yépp ay ngembal foogi kese la buñ dikkee du ñu dem ngaay du ñu dikki cëng la ñu def dara ci leerul populaire nañu làmb ji la ko yàq waxu leen ko ñu ne ko lan la mu ne consigne yi ci boppam moom moo bari consigne yi moo yàq làmb ji ku ca nekk jàpp sa poulain naan ko boo dikkee defal lii bul def lii Balla Gaye 2 ne ñu ci yéenekaay bi làmb ji li ko yàq du ay consigne dong lan la mu ne daa bari woon gàllaaj Triple Less doomi Double Less moo wax loolee Balla Gaye un turandoom it feelu ko ci yéenekaay bi di Leewtoo ma nga cay wax nee na làmb ji gàllaaj gi moom moo ci amoon doole feeñati feneen muy ci gouvernement bu Sénégal Moustapha Cissé Lo ma fa ne woon di jaay doole lu ko neex mu wax saa yu nekk muy wane boppam gannaaw bi Macky Sall jël dogalu tekki ndombal tànk ministre conseil ba mu ko takkaloon moom Moustapha Cissé Lo yéenekaay yu bëri xëy nañu dikk ak ñun ci ay mbiram doore kook li xew yéenekaay moom nee na Moustapha Cissé Lo anam yi ñu ko dàqee ndekete dàqin wa faux limogeage la lu tax mu ne faux limogeage la yéenekaay bi dañu jàpp leen ba ca njëkk moo di Macky Sall waxoon na Moustapha Cissé Lo ne ko dama lay jëlee ci gouvernement bi maanaam dama la cay dàq ñu ne ko ak ban mu ne Moustapha Cissé Lo ci boppam dañoo gaaw sax mais moom noppi woon na ngir démissionné ndax waxtaanoon nañu ko ba ne coog ba li nga xamante ne ji mooy wàllu démission beeg yooyee ñu def ko ca benn coow du ci am li xew yéenekaay nañu yëf it yamul foofee ndax Macky Sall dafa doxalee noonu ngir ñi ko wër di ay alliés ñu mën a yëg ne moom am na pouvoir ngir ñu mën a nekk ci wàllu confiance Moustapha Cissé Lo ba tey ci beneen yéenekaay ay mbiram moo di yéenekaay bi di Observateur journal bi dikk nañu jàpp leen Moustapha Cissé Lo ak ni ñu ko dàqee ku ca nekk ci ñi bokk ci APR ak gis-gis ba nga ca am gannaaw bi lii nga xamante ne ji moo di Mbaye Ndiaye la mu wax bokkut ak li Abou Abel Thiam wax bokkut ak li Seydou Gueye wax Moustapha Cissé Lo nag nee na dàq gi ñu ko dàq du lu gratuit maanaam am na leneen loo xamante ne ji moo laxasu ci biir dàqam googee dàquk Moustapha Cissé Lo googee ca poste ministre conseil ca wetu Macky Sall yéenekaay bi di populaire xëy na ci dikk ak ñun lu ca kenn xamul woon ay kàddu la yu mu nangoo ci ki nga xam ne mooy Mbaye Dione bokk ci bureau politique bu AFP yëf yàq na mu demee yéenekaay bi nañu diggante Niass ak Macky Sall li am jamono ji ñuy déposé liste yi ba tax Macky Sall fas yéene jël Moustapha Niass def ko njiital assemblée nationale yéenekaay bi xëy na ci dellusiwaat ak ñun yéenekaay yëpp la ñu xëye mooy tàggee ñu ki ci xët mu njëkk Sud Quotidien mi ngook inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kii mooy Madior Fall moo ne woon rédacteur en chef bu yéenekaay bii di Sud Quotidien yéenekaay ba xëy ñu ko tàggee ci xëtam mu njëkk Madior Fall def na unam bu mujj beneen yéenekaay bu ko feelu ci woowule wàll moo di Le Quotidien un pilier du Sud ku amoon doole gi ki bokkoon ci jën yi nga xam ne ñoo téye woon Sud génn na àdduna Observateur moom it xëy ko feelu mboolem yéenekaay ñu xëy ndol xëy ñu tàggee kii di Madior Fall ma bàyyi loolee te wax ci mbiri xew-xewi jamono Confidence Magazine xëy dikk ak ñun ci mbiri pédophilie nag bu ngeen ko déggee moom jarul ma koy faram-fàcce ñëpp xam nañ ko yéenekaay bi nañu ab gëstu la def ci ñan ci mag ñi nga xam ne dañuy topp gone yu jigéen ñi ñoo leen di xañ jàmm ñoo leen di sonal saa su nekk ñi ngi leen topp di daw seen ginnaaw lenn rek la ñu bëgg muy nekk ak ñoom ñooñee la yéenekaay bi di Confidence Magazine xëy dikk ak ñun Allo Dakar ne ko xanaa ñoom nga gis ñu ne ko ñan ñoo xew mu ne jàpp leen gynécologue yi mooy ñooñee nga xamante ne ji gynécologue moom jarul faram-fàcce ku ne xam na ko am na ci ñoo xam ne ndekete ña ñuy faj ñooy mujj doon seen jabar waxuma ko de yéenekaay bi di Allo Dakar moo ko wax ma waxi ci leneen mi ngi ci Walfadjri Grand Place Pape Samba jox ma photo bi ma xool daa dellool indiwaatal téyel ma ko noona xam ngeen ni lii moom te moo ne ci Ndakaaru gi de la xewee yéenekaay bi dañu lii léegi tey mu dakk ndax koor gaa ngi ñëw lu waay man yaa nga cay dellu moo tax seen dernier coup moom la ñuy dóor ki doon dóor keroog ca Grand Théâtre di Pape Diouf Quotidien xëy ci dikk ak ñun un pape au Grand Théâtre yéenekaay bi nañu anniversaire ba mu doon def ci Génération Consciente yëf ya toj na ko Walfadjri Grand Place ne ko du lépp la toj ñu ne ko lan la tojul mu ne grand bége ba ci grand mere la mujj nit ñi dañoo ñëw ñu ca bëri bégguñu wallaay maal ci mën a wax dara jëf ju ñaaw jiñ ma def maa ànd ak sama délégation ñu xuutari ba yegg ci buntu Grand Théâtre ñu ne ñu tëj nañ buntu lii Pape booy boo nga tëggaat beneen waay. voilà Mamadou Mouhamed Ndiaye ci revue de la presse bi ñëwaat ci grand bégué bi nga xamante ne rek presse bi ñëwaat na ci tey samedi la grand bégué bi maa ci xam dara man mi fa nekkoon. man nekk ma fa woon ma wax ña nekkoon ca grand bégué. nekk fa woon dañuy tëj ceeb si caam. adada li nga rouge bleu mi ngi fi tege. Mado gis nañ la li nga robb tubaab mi ngi fi tege
Besel Baas li nga perle mi ngi fi. Mado yaa nga fa woon ñaata mbaa li nga bukke mi ngi fi tege waaye Mam Fatou moom toj na raw gàddu gi moo fa toj. en tout cas daal yéen ñëpp gis naa Marie Christine nag sol petit robe am taxaw ci écran bi naan nii. di fecc man may poudre rek. waaw gaa moom moo fa toogoon nag di defar kanam yi ñuy liggéey rek vraiment. ñeneen ñi di feetu. yow Mado n'est pas sérieuse. fa laa nekkoon. Xadi nee na amul kiis tey de. mais Kebs moom nag dafa sonn ba simil coquette yi def carax. Mado yaa may sosal nañ ko fi yemale ñu tëj Xadi tàggool. waa Kebs man ci Mado rek laay jaar tàggoo dina enquête ba xool lu mu doon def moom mii. voilà mini bu baax la def mini. déedéet damay enquête Mado donc di leen tàggoo rek di leen jox dig daje demain incha allah ci yow looy enquête Mado nekkoo fa bu looy enquête jeex kan man dama doon liggéey moo tax ñëw ma man damaa yaru de. yaru parce que nekkoon na gën a xumb. déedéet di leen wax ba suba ak jàmm ci yeewu leen balaa ñu may dugal. Fatou Dieng. waaw amoon mbégte lool teew fii di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina téléspectateurs yi nga xam ne fajar la ñuy yeew di seetaan yeewu leen di leen jox dig daje incha allah mercredi mais comme ni mu leen ko waxee chaque lundi la vie est parfois difficile mais les obstacles sont à surmonter. léegi kii ne ma dama la yab Marie Christine jërëjëf Faty ñu bàyyi Mado mu tàggatoo Mado. waaw comme ni ma ibbee woon Kebs rek. vraiment tey ci soppe yi ñoom it vraiment fa laay tëjee. naan leen safoo leen di seetaan li nga xamante ne moo di TFM ndax moom mooy seetu askan bi te ni nañ daan sunu képptalaay kàttan ngir a wax. permettre leen ku ci nekk gis ci boppam. ndeysaan xol bi lay waxee. ak li nga xam ne voilà ak xëdal bi ndax ñi nga xamante ne. Mado boo fi amoo larme de crocodile nii. xam nga nekkoon fenn fu làqatu wax dëgg fa yàlla waa TFM jëlee ma fu sore. génnee ma ci poudre bi naan ma fàng teg ma ci tere bi Ndiaga Ndour gàcce ngalaama yàlla la yàlla yokk yaa ko mérité. Ndour Mbaari weer gan ak Bouba Ndour it ak vraiment famille bi yëpp. dëgg la c'est une famille comme ni ñu ko waxee Mado. amuleen mouchoir ñu ngi lay mayo bàyyi ma man ñi ngi kontaan ci sa ñëw comme képp ku fi toog chaque matin ñëw àndandoog yéen espérer ne dinañ leen transmettre li nga xam ne moom mooy joie ak bonne humeur mu jóge ci émetteur dal ci récepteur jàll ci canal bi nga xamante ne moom moo di télévision Futur Média yow xale yi yaruwuñu dara bàyyi leen ma tëj donc may remercier bu baax borom salon Latifa ci coiffure bi ak ci habillement bi di ko jaajëfal di leen dig daje suba incha allah même heure même chaîne di leen indilaat yeneen yu dàq lii yéen nag su ma paree di ngeen xam. Votre margarine Adja, Chocopin et Kango vous ont offert Yeewu Leen.